cee tënku ngir teg nit ñi ci yoon bu ñu sukkandikoo ci juriste bi di Ludovic Rosner. dinañu wax itam ci lu jëm ci ubbiteeg université yi nga xamante ni niki suba lay donte ni sax am na ay étudiants yoo xamante ni ñoom daal deew ñu ci ànd la ñu gis nag moom moo di ne rek ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar lépp lu jëm ci wàllu kaaraange gi taxawal nañ ko ngir étudiants yi mën a tàmbali ci anam yu mucc ayib. dinañu dem itam ci diwaanu ko Touba ak lañ naan màggal chez soi maanaam màggal ci sa kër loolu nag tax na ba waa Touba daal di ci yëy yàbbi ndaxte kat daal dinañu nag wax ni jàngatub groupe de recherche boobu duñ ca tënku la ñuy xaar moo di ndigaluk xalif mi nga xam te ne baat bu mujj bi ci moom lay jógee lii yëpp bu ngeen ñu toppee ñu faram fàccee ko. laata sax ñuy dugg ci ñuy gën a xuus ci biir yile xibaar dañu daal di dem jëli météo bi ak Khadija Asma. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax ci bésu altine gi fas yéene jëli suñu ay prévision météo bésu ëllëg di mardi 1er septembre 2020 ñu gis ni jant bi dina fenk ci fajar gi kon nag ay 6h57 minutes lay daal di doon ci fajar gi te itam ci ngoon si 19h21 minutes mu daal di sow alors ci bëccëg gi suñu ay température fii ci Ndakaaru ñu ngi gis ne ni asamaan si dina dégagé wu ak 29 degrés kon nag am nañ présence de soleil kon nag jant bi dina wane boppam bu baax a baax waaye nag li ko dalee Thiès benn dëkk ñaari gaar Diourbel Fatick Kaolack ba Kaffrine gis ngeen ni jàngat gi ñu am ci yooyu lay diwaan moo di asamaan su xiin waaye nag du ko tere jant bi dina fenk dina wane boppam guddiw ëllëg 27 degrés la ñuy séentoo taw ci diwaanu Ndakaaru Thiès benn dëkk ñaari gaar séentu ko itam fi nga xamante ni moom moo di Diourbel Kaffrine Fatick ak i Kaolack 27 degrés ba tey la ñuy séentu taw séentu itam taw diggante Louga Matam ak i Ndar Géej itam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndaxte fan yi ñu jugee taw na ci diwaanu Ndar Géej mu xaw leen sonal lool kon nag nañ ko sóor bu baax a baax géej gi dina yëngu ñaari yoon 8h36 minutes ci fajar gi laata yor bi lay daal di yëngu benn yoon te dina yënguwaat beneen yoon 20h57 minutes si guddi gi kon nag dina dalit ñaari yoon 2h09 minutes lay daal di njëkkee dal te itam dina dalaat 14h48 minutes ci diggu bëccëg gi mbokk yi li moo nekkoon suñu ay prévision météo ba su ëllëg lay doon kon nag ma bàyyi leen ngeen wéyandil ak xibaar yi jox leen di daje ëllëg incha allah. jaajëf Asma Khadija ci yooyee xibaar ci suñu yile xibaar itam dinañ ci ànd ak Alaaji Mamadou Mansour Diop ñu ngi leen nuyu ak Ndeye Dime Ndaw ak Birahim Touré ci actu commenté bi ñu daal di tàmbali nag ak jëwriñ yi nga xamante ni daal dinañu am ndombal tànk fii ci biir réew mi amoon nañu nag àpp ba tey ngir daal di fësal li nga xam ni moom mooy seen am comme ni ko njiitu réew mi daal dee woon nag bëggee waaye ñu gis ni tey ji fa ñu ko waroon dem di defi jee muy ca OFNAC ba ñu fa demee gisuñu kenn donte ni ayu bés yi ñu jénn nit ña ña nga fa doon nag jaabante ngir daal di fësal seenu ko am Ndeye Khady ngir wàccoo ak décret numéro 2014 1463 bu 12 novembre 2014 tënku ci application bu loi 2014 bu 2 avril 2014 daal di soxal déclaration de patrimoine njiitu réew mi Macky Sall sàkk woon na ci ay jëwriñam ak ñi nga xamante ne ñoom la war ñu daal di déclarer seen patrimoine sàkkuteef googu dañu ko àppaloon àpp gi nag niki tey la daal di yam fanweeri fan ak benn ci weeru août waaye ca màkkaanuk office national bi ñu dénk xeex lii di guerre ak fraude di bànqaas bi nga xamante ne moom la ñu war a jébbal yile déclaration du kenn ku ñu fa fekk tey ci suba amul benn dem ak dikk emonte de lim gu takku ci jëwriñ yi nga xamante ne ni déclaration de patrimoine bi daal dina leen ñeel waroon nañu ko def laata weeru juillet atum 2019 ñetti weer ba ñu leen tàbbee ñu nekk jëwriñ waaye ba ca àpp googe di weeru juillet atum 2019 bu ñu sukkandikoo ci ay xayma yoo xam ne OFNAC moo ko fësal lu toll ci juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ci ay déclaration rek la ñu jot loolu bu ñu ko xayma mooy xaaju li ñu war a jot ci ay déclaration boobu nag ñuy fàttali ni képp koo xamante ni yaa ngi gérer xaalisu askan wi alalu askan wi te mu daal di mat wala mu yées benn milliard ci suñu koppar war na la ba tax na nag kii di Ajaratu Aïcha Ñing daal dina ci rek gën a defuk njàngat
ñu adopté ko ci atum 2012 mu ànd ak décret d'application de 2014 ci sunum réew nit ñi war a def seen déclaration de patrimoine ñoo di. képp koo xam ne sa budget bi ngay gérer dafa tolloo wala mu ëpp 1 milliard da ngay déclarer mais UEMOA moom fixé wul seuil dafa ne képp koo xam ne autorité publique nga rek maanaam nga yor ndombal tànk te ngay gérer alalu askan bi da nga war a déclarer sa patrimoine. bu ñu sukkandiku ci Mouhamed Mbaye ñii respecté wul li njiitu réew mi wax amuñu possibilité li noo wax dérogation. mën na nekk mën nañu def ay rappel à l'ordre mooy ki nga xam ne defu ko mën comme président ni mu ko defee nii woo identifier ministres yi nga xam ne defuñu ko ñëpp mu wax leen jox leen date ne leen telle date bu jotee na fekk yéen ñëpp ngeen def seen déclaration. bi ñu leen falee ak léegi yàgg na donc mën nañ ne am nañ temps bi ci war pour mën a déclarer seen patrimoine te tamit dafay créer li ñuy wax ci tubaab jurisprudence mooy dañ naan amoon na fi. ci bés bu mujj bu njiitu réew mi di dakkal déclaration de patrimoine OFNAC di juridiction bi gàlloo li nu mel dafa war a dëggal yoon. kon ay sart yoo xamante ni yoon wee ko tëral waaye ñi nga xamante ni daal déew ñu fësal la ñu am xam nañ ni dara du leen ca fekk bu ñu sukkandikoo ci kii di Rosner Ludovic moom ndaxte kat la mu gis moo di ne dëkk bi dafa mel ni du dëkku yoon rax ci dolli képp koo xamante ni nag fësaloo li nga am yoon am na ba tekki sa ndombal tànk ñu teewlu ko ceeg Safiatou Bandiaye. ñoom dafa mel ni dafa leen leer ni dara du leen ci fekk moo tax ñu defuñu ko parce que ministre boo xam ne bu la leeroon ni boo ko deful nga ñàkk sa poste tey mais nga def déclaration de patrimoine kon xëy na dañu xam ni impunité moo am waaye ci wàllu yoon xam nga déclaration de patrimoine loi moo ko wax du président Macky Sall defuloo ko xëy na daan dina am mais daan bu gën a jege mooy ki la jox ministère bi ndombal tànk bu tax nga war a def déclaration de patrimoine defoo ko ñu nangu ministère bi nga perdre sa poste ministre te xëy na sax mën nañu def sanction boo xam ne pendant un certain temps dootoo nekk te ministre. Alaaji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaaxal dégg nga ko léegi moom Ludovic Rosner tey ji moo nekkoon àpp gi te gis na itam ni képp koo xamante ni daal di woo rek fësal li nga am yoon am na lu mu dégle ci sa kaw waaye mu mel ni Sénégal dafa mel ni du dëkku yoon. damaa foog ni xanaa waa OFNAC ñoom daañu publier rapport ëpp ñuy ñëw manifester wu ndax njiitu réew mi xanaa mënut sukkandiku ci yoon sant ñi muy liggéeyal ñu liggéeyandoo ñu def déclaration ci li ñu am. xanaa boobu ba léegi ñu gàntal ko te mu sukkandiku ci yoon damaa foog ni kay dañu anticiper defi seen déclaration laataa ñuy egg ci date bi presse bi di gis ñi koy def ak ñi ko du def waaye xanaa ñi wuñ ko laa foog bu boobaa nag ñu xam ne fekkee kenn demul def déclaration ñu xam ni ko moom dëkk bi amul amee kon moom maatay doo nga ci la ñuy dox te boobaa nag loolu moom lalee nag la. Ndeye Dimbé Ndaw jigéen. waaw président Macky Sall joxe na deadline mais pour man président Macky Sall moomul loi bi. parce que dafa am loi bu ñu fi teg du moom mooy taxaw ni date bi ku ko joxewul ku waxul li nga am dinaa jël ay sanctions man jàpp naa ne la loi c'est la loi donc tey président Macky Sall li mu waroon def mooy bi mu xoolee xam ne am na jusqu'à présent ñoo xam ne ni déclaré wuñ seen avoir mu jël ay sanctions d'abord bu leen waree dàq ci instance yi ñu nekk bu fekkente ne dañoo nekk ci ay bopp ministère ñu jëlee leen fa bu fekkente ne tamit loi bi dafa am loo xam ne dafa des ci wàllu ay sanctions tamit ñu gën ko dëgëral mais jàpp naa ne du président Macky Sall moom moo war a taxaw di wax ni lii ku ko deful di joxe deadline parce que loi warul doxee noonu te Ndeye Khady en France dañuy gis déclaration de patrimoine bu Macron ak yéen ministres yëpp boo tapé sur internet da nga koy gis te déclaration de patrimoine askan wi moo tax ñu koy def kon tey jàpp naa ni fii ki Sénégal tamit yoon la tey bu ñu waxee ni diw def na déclaration de patrimoine aussi tamit nañu ko rendre public ci internet bi nit ñi gis ko yaakaar naa ne loolu mooy gën a wane ni dëkk bi mi ngi dox ci wàllu transparence ak ci wàllu yoon. Birahim Borom Daaru dafa mel ni nee nañu ku ko deful mën nañoo dem ba tekki sa ndombal tànk ndax yàgg nga ni mën nañu egg ba ci boobee dogal. loolu mooy yoon Ndeye Khady parce que tey ñu ngi naan déclaration de patrimoine président daf leen ne ba le 31 août. mais est-ce que xam nga ni déclaration de patrimoine ñi nga xam ni ñooy lu ñuy woowee des assujettis waroon nañ ko def 3 mois après leur prise de fonction muy ministres yi parce que déclaration de patrimoine dafa concerner les ministres les membres du gouvernement concerner également ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk assemblée nationale ku ci mel ni président assemblée nationale waaye day fekk déjà loi bi mët ndax lii gën a wane ni loi bi mëtul mooy tey boo xoolee ci OFNAC fi nga war a dem defi déclaration de patrimoine xam nga ñan lañ ci woo président assemblée nationale questeur premier questeur bu assemblée nationale premier ministre ak ministre yi président conseil économique social et environnemental ak administrateur de crédit mais am na koo xamee ni nekkul ci parce que loi bi àggul ci moom muy ki nga xamee ni tey moom moo remplacé feu Ousmane Tanor Dieng muy ki yore au conseil des collectivités territoriales donc déjà législateur bi foog mu defar loolu laata ñuy mën a dem ci leneen waaye 3 mois après
prise de fonction war nañ def seen déclaration de patrimoine on peut dire déjà que jéggi nañu loi maintenant nag OFNAC am na ay moyens wu dal ci seen kaw pour ñu appliquer ko donte nag président bokk ci ndax moom constitution moo koy defal li déclaration de patrimoine lu ci mënti am dinañ xam fan la wànnent di mujjee kii gëtëm ñu wax ci parti démocratique sénégalais mi nga xam ne nag nee na joxul fulla wala gëddali di njiital opposition bi ndaxte am na ay question yu gën a ëpp solo bokk na ci lu jëm ci naka nañuy xeexee ba askan wi daal di nag mën a def réew ma xam te ni état de droit lay doon dañ ci ànd ak Mamadou Fafana ma seq waxtaan ak ñoom. njiital kàngam yu parti démocratique sénégalais jàpp na ne daal ne waxtaan gu jëm ci wàllum kuy jiite opposition bi ay caaxaan kese la amul importance ci mim réew bi nga xam te ni lu jëm ci wàllum démocratie dañ ko salfaañee. daf dañu nekk ci ay logique de positionnement personnel je pense que démocratie sénégalaise malmenée bi ñu ko malmenée réew mi fu mu toll état de droit bi fu mu toll ñun tal nañu leneen lu mooy ay problème mu statut de l'opposition. moom mi bokk comité directeur bu parti démocratique sénégalais di fàttali ne daal ne ndomba tànk njiital l'opposition bi kii di leaderam di Abdoulaye Wade ndekkoon jiitu réew bi kon boog loolu yi di firndeel ne ci gis-gisam kenn mënul def dara ci mim réew te doo ci boole nag seen parti. c'est le problème ñi nekk ci dialogue boobu qu'est-ce qu'il représente au Sénégal quel est le poids électoral donc je pense que c'est là où le débat se pose c'est pas que ñoom li ñu wax moo am solo qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils représentent pour pouvoir décider d'une telle chose dans notre pays. tey jii nii kay wax ji moo di ne la ñu war a gën a taxaw ci gis-gisu Lamine Ba moo di liggéeyaat ngir daal di taxawalaat ab état de droit fii nii ci suñum réew. jaajëf Mamadou Fofana ci ay yan ka rek ponk la ñu war a tënku ngir nag daal di xool ni kii wala kee mooy jiite kujje gi bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi di Momar Diong la mu gis moom moo di ne en tout cas résultat yu tukkee ci élection présidentielle yi fi mujjee mënul doon résultat yoo xamante ne mën nañ cee tënku waaye tamit sax nag opposition bi maanaam kujje gi am nañ yeneen question yu leen gën a soxal dañ ci ànd ak Simon Faye. ñaari jumtukaay ñu teg ngir natt kan moo mën a doon jiitu opposition am na lu ci sooxe bu ñu sukkandikoo ci Momar Diong analyste politique. bu fekkoon candidat indépendant dafa bokk ci ay jongante ci élection présidentielle dafa ñëw en deuxième position est-ce que kooku nga xam ne nekkul chef benn parti war na mën a nekk chef opposition xam nga day xaw a doy waar pour opposition bi nga xam ne nag dañ ni ki ëpp toogu assemblée nationale moo war a nekk chef de l'opposition boobu itam am na limite bi mooy Abdoulaye Wade parti moo ëpp toogu ci assemblée ginnaaw parti au pouvoir waaye Abdoulaye Wade wax dëgg yàlla génn ci langue politique bi la gën a jege ko toogaat ci bay yore cëru chef de l'opposition boobu itam ab limite la. consultant bi xam-xamam màcc jëm ci wàllu politique jàpp ne statut de l'opposition ak kan moo koy jiite warut a mën a tardel opposition bi ci boppam la mu soxla kay mooy gën a liggéey ngir parti bi nekk ci nguur gi gon ko jox gëdd gi mu yellool. opposition bi li ñu war a sàkku mooy seen diggante ak majorité bi nekk diggante ay ñu nawlante joxante considération moo gën a war a itteel opposition bi que mbirum débat ci chef de l'opposition. opposition bi daa war a liggéey ci lu koy gën a dëgëral bu dul loolu ci xaajuloo lay jëm te bu loolu amee parti bi nekk ci nguur gi moo ciy profité bu ñu sukkandikoo ba léegi ci analyse politique bi. jaajëf Simon Faye Alaaji ndaxte ji jàpp nga ni njiital kujje gi priorité la. nekkul priorité te xam nañu ni élection législative mu ne su ci dépendre ngir tànn kii nekk chef opposition à plus forte raison xam nañu ni parti réew mi dafa am coalition bu ngand bu mu àndaloon ci élection présidentielle lay wax ay parti yu sakkan yu mu àndaloon ba mu nekk benn coalition bu ngand te alors que tey dañuy tànn benn nit ak parti mu nekk chef de l'opposition kon loolu du valable benn ñaareel bi ci des xam nañu ni ci wàllu électorat parti réew mi yéegagul fu mu dominer PDS ba ci élection yi mujjee am la ñu defoon nag ñoom ba PDS représenté wul comme candidat ci élection présidentielle seeni ay yëfi politique la gis nañu yi fi jaar te nekkul woon yoon ñu dindi ko mel ni parrainage bi et cetera nga xam ne bari na ay candidats yu ñu ci éliminé te xam nañu ne li ci lalu woon ci wàllu politique ni mu baree bi ci des mooy taxawal statut de l'opposition ça sert à quoi ci Sénégal tey dëkk boo xamante ni bi amuñu ay case de santé amuñu poste de santé amuñu bérébu fajukaay dëkk boo xam ne coronavirus baa ngi doxal ci xaalis bi ñu wax ni moom la ñu dugal ci di ko jox chef de l'opposition yàq gu toll noonu fi mu nekk nii question bii laaj mooy Sénégalais est-ce que ñoom xam nañu ñi leen gouverner nan la ñuy doxalee ñu ngi wax ni déjà institution yi dafa ëpp conseil économique xawma et territorial mu ngi fi au conseil des collectivités territoriales mu ngi fi
conseil économique social et environnemental mu ngi fi affaire bi fi Layti Ka jiite woon mu ngi fi bokkul ak dialogue social bi mu ngi fi li Benoît Sambou jiite mu ngi fi yooyu yëpp ci ay institutions sans compter yeneen yu ndawaan yi ñu foog ni dañu koy wàññi ñëw yokkaat chef de l'opposition nga xamante ni bii xam nañu politique gu Sénégal ñi ëpp ci ñoom avantage yi ñu ciy am donc moo leen di pousser pour ñu koy xëccoo tey ñi dem autour de Idrissa Seck luñ ciy chercher ak ñiy def loolu pour gën a jigaat Macky Sall ma ni dialogue am na solo mais am réew de am parti bu jiite am parti yu nekk ci opposition bi respecté ñi nekk seen ginnaaw ba ñu jiital seen Idrissa Seck kañ la nga def activité yàgg na waa askanam waa parti am ñi ngi koy laaj activité yooyu loolu moo gën nekk farata ay chef de l'opposition